yi ñu ngi leen di nuyu bu baax doon def tey waxtaan fii ci siège u plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg séq waxtaan wi ak suñu jigéen membre plateforme bi di Ndeye Fatou Diop Blondin coordonnatrice nationale adjointe plateforme bi ak monsieur Ngouda Ngom di membre secrétariat politique bi te nekk président kilifa ci mouvement national des artisans du Sénégal di séq waxtaan wi itam ak suñu sœur Awa Sissoko nekk kilifa tamit présidente ci mouvement wu ak association coiffeuse du Sénégal ak artisans yi loolu moo leen di won ni plateforme bi lu ubbeeku la sénégalais yëpp dañ ci gis seen bopp ni mu amee ay cadres intellectuels noonu la amee ay artisans noonu la amee ay hommes et des femmes ay agriculteurs ak ay xale ak ñëpp a ngi ci biir parce que loolu la ñu bëggoon mu nekk sénégalais bu nekk indi si sa kaddu. tey nag waxtaan wi ñu wootee waxtaan la boo xam ni bii dafay jeexal lu ñu tàmbali woon li ñu tàmbali moo di ñun dañu sosoon plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg bind ci xalaat ci xaatim ci ba tënk ci Sénégal bi nga xam ni moom la ñu bëgg ak ni ñu ko bëggee doon ci liggéey ay at ci ginnaaw ñu yegg si tey foo xam ni fii ñu ngi jëm ci élection présidentielle yi bi ñu ci jëmee ñu taxaw seetlu daal di waxtaan ànd ci waxtaan woowu ak ay kilifay politique yu baree bari ñu gisee ak ñu bari waxtaan ak ñoom ñu gisee ak ñu bari ñu ñëw wax ñu ni bëgg nañu ñu jàppale leen ci biir ñooñu nag mu am ñaar ñoo xam ne ñi dañu leen teeloon a tànn ni ci suñu gis-gis ak li ñu namm ci réew mi ak ñi ñu jàpp ni ci seen xarañte ak ci seen taxawaay war nañu mën a ànd ak ñoom ñu teel cee distingué ku mel ni monsieur Ousmane Sonko ak monsieur Idrissa Seck ancien premier ministre du Sénégal ñoom ñaar ñëpp ñu yàgg di waxtaan ak ñoom ku ci nekk ñëw nga fii ci siège bi seet si ñu séq ak ñoom jàmm am ci ñoom respect bu baree bare rafetlu itam seen taxawaay bi ñu defee loolu ba pare ñun plateforme démocratique la boo xam ni man Cheikh Tidiane Dièye du rek maay coordonnateur maay décidé fi ma arrangé ci politique dañu dellu waxtaan ak suñu instance yëpp waxtaan ak secrétariat politique waxtaan ak directoire waxtaan ak kuréel yi ñu am ci gox yi ak goxaan yi waxtaan sax ak ñi nga xam ni ay militants ak sympathisants lañu yu plateforme bi te nekk bitim réew waxtaan yooyu ku ci nekk ñu bàyyi la ak sa xalaat ak sa xel nga wax ñu ci ñaar ñooñu kan moo ci sa tànneef nga wax ñu lan moo tax ak yan argument moo tax nga jiital kooku bi ñu defee waxtaan yooyu ba mu yegg ñu segg ko bi ñu ko seggaatee jàpp nañu ni li ëpp ci plateforme bi Sénégal bi ñu bëgg majorité écrasante Sénégal bi ñu bëgg dañu tànn ni monsieur Ousmane Sonko la plateforme bi di tànn mu nekk suñu candidat ci élection présidentielle bu 24 février 2019 bi ñu jëm bi ñu defee loolu itam ñu ñëw taxaw waxtaanee ko ba tënk loolu informé ko moom mi nga xam ni plateforme bi tànn na ko ba di ko jàppale waaye monsieur Idrissa Seck mi nga xam ni itam ñëwoon na seet si ñu muy lu ñu rafetlu lool bi mu ñëwee seet si ñu séq ak moom jàmm ñu am ci moom it xalaat boo xam ne bii bu rafet la ci taxawaayam ci compétence am ci it ñu gëm ni bu ko Sénégal tànnoon dina am njiit boo xam ni mat na njiit ñuy rafetlu loolu ñuy wane ni itam tànn bi ñu def majorité moo tànn parce que majorité mooy démocratie waaye itam moom mi nga xam ne ñëwoon na rafetlu nañu loolu ñu ngi koy gërëm bu baax di ko remercier et reconnaître lañu li mu def d'ailleurs gëm nañu ni tey jiite loolu mooy li méngoo ak li ñu yàgg a wax ñun yàgg nañu seetlu yàgg a dogu daanaka ni élection présidentielle booba parrainage sax amagul woon ñun yàgg nañu wax ni élection présidentielle yi ñu jëm Ousmane Sonko ak Idrissa Seck ñoo ñi nga xam ne ci opposition ñoom ñoo fi ñi mën a gën a am taxawaay te ñoom bu ñu mënee dëgër deuxième tour du mën a ñàkk xëy na sax kenn ci ñoom mën naa gagné premier tour loolu yàgg nañ ko wax tey li parrainage bi indi daf ñu rek gën a dëgëral ci gis-gis boobu nga xam ne amoon nañ ko ci ay weer ci ginnaaw Ousmane Sonko nag bu ñu ko tànnee dafay lu méngoo ak li ñu doon ñun parce que plateforme lañu boo xam ni plateforme indépendante la du plateforme du parti politique gëmuñu loolu gëmuñu système boo xam ne bii depuis indépendance nit ñi fi nekk daanaka ni ñu mel ñoo ko niroo ñoom ñëpp ñii dañuy dem ñeneen ñëw waaye doxalin wi daanaka benn la boo gisee tey jii nit transhumance mel te ku dem bëgg koo expliquer te démb ak barki démb li nga waxoon a ngi weng tege loolu ñun gëm nañu ni lu war a jóge ci système politique bi la
boo gisee ni ñuy saax-saaxee di ko def alalu réew mi ba ku ñëw toog ci kaw boppu réew mi yow ak sa njaboot ak sa waa parti ak sa waa kuréel ak ñu la jege ngeen daal di rapidement ngeen nekk milliardaire askan wi fa mu nekkoon ci jafe-jafe continuer ñu jàpp ni loolu war na faa jóge loolu nag politique li ko ciy lal mooy mu am valeur mu am vertu mu am boo dee taxaw pour xeexal réew mi Sénégal rek tax nga def ko muy le culte de l'intérêt général muy l'égalité des citoyens devant la loi tey les citoyens ne sont pas égaux devant la loi boo bokkee coalition au pouvoir APR Benno Bokk Yaakaar loo mën a luubal ci alalu réew mi même bu la OFNAC saytoo IGE saytu la ba ñu jàpp ni sàcc nga wala jël nga alalu réew mi di nga am protection politique boo xam ne sa dossier du dem fenn kenn du la jàpp keneen koo doon nag boo bokkal ci ñooñu dërëmu réew mi boo ko jëlee di nga dem kaso loolu mooy rupture d'égalité des citoyens devant la loi donc bi ñu seetee li nga xam ni moom méngoo ak suñuy valeur en politique te ñu tënk ko ci 7 valeurs yi ngeen di seen ci tableau bi la ñu jàpp ni candidat bu mel ni Ousmane Sonko ci discours am ci trajectoire am ak jaar-jaaram ak li ñu jàpp ni yaakaar ni mën na ko indi ci réew mi ci changement mais pas changement wu réforme boo xam ne dañuy changer tuuti mais refondation ndax réew mi tey soxlaatul réforme yu tuuti réew mi refondation la soxla refondation boobu nag dafay jaar ci ñeenti ponk yoo xam ni moom laa leen di bëgg a tekkil ponk bi njëkk bi mooy li ñuy wax la société sénégalaise askan wi ci boppam parce que di ngeen gis candidat yoo xam ne dañ naan man bu ma ñëwee économie bi laay changé wala institution yi laay changé naam baax na waaye ñun dañu gëm ni priorité bi ñu war a changé du économie bi du institution yi bi war a njëkk mooy askan wi ak nit ki defaraat sénégalais bi ba mu gëm dara tàggalaat sénégalais bi moo ñaat suñuy doom ak suñuy rak ak xale yi ci école yi ak ci famille yi ba nga xam ne bu ñu génnee dinañu nekk nit ñu am valeur nit ñu am lu ñuy jomb nit ñu am lu ñuy ragal ak nit ñu am lu ñuy bañ parce que nag ngor ak jikko ju baax ak fayda ak fulla ak bañ ñu teg ci sa der ak sa deru njaboot lu bon loolu ni ko suñu maam yi daan bañee ba tey jii moom la am ñu ko koy bañee ci biir askan wi loolu donc la ñu ni président bi nga xam ne dinañ ko jàppale il faut que mu engagé wu ci bu ñëwee dina réformer le système éducatif pour ñu dugal l'éducation à la citoyenneté maanaam jàngal nit ki mu xam ni réew mi la bokk Sénégal moo gën leneen lu dul Sénégal ci moom Sénégal moom war a jiitu ci moom te war na def lépp pour aar alalu Sénégal defar Sénégal bañ a jël alalu Sénégal donc tabax citoyenneté bi ci réforme éducative bokk na si li nga xam ni priorité la mais la famille sénégalaise tey famille bi amatul kattan wala man-man wala taxawaay bu muy taxawoo njaboot gi dimbale xale yi di gëmale jigéen ñi parce que jafe-jafe yi àddina tax na ba famille yëpp dañ leen bàyyi waaye famille yi aussi bu ci góorgóorlu ba yar sa njaboot bu ñu génnee ci mbedd mi la nga defoon ci ñoom yëpp yàqu parce que mbedd mi yàq na leen parce que bàyyi nañu télé yi yàq leen parce que bàyyi nañu rajo yi yàq leen bëgg nañu delloowaat si famille yi seen kattan baay yi ak yaay yi seen kattan société sénégalaise ak valeurs yi fi baax seen kattan ba nit ki changé parce que développement nit moo koy def tabax ay tali yomb na Europe bi mu defee 2e guerre mondiale dara desu fa lépp la ñu toj bi guerre bi jeexee balaa fukki at tabaxaat nañu Europe yépp ba mu mel nii mu mel lu tax am na ay techniciens yu am xam-xam bi am na xaalis bu koy defar donc tabax autoroute lu baax la tabax aéroport lu baax la waaye boo tabaxul nit ñi ba réew mi bu amee fukk juróom-ñaar ji ay nit mën koo sàcc dugal ci seen poche bàyyi askan wi réew moomu du dem fenn wala fa mu waroon yegg du fa yegg naam am na lu ñuy defar mais boo mënee defar fukk nga yem rek ci ñeent wala juróom dañu ne lan la nga defar doyul parce que mënoon ngaa defar lu ëpp loolu donc loolu moo tax ñu bëgg defaraat nit ñi mooy premier pilier bi nga xam ne mënul ñàkk ñaareeli pilier bi nga xam ne bëgg nañu tey ñépp xam ni priorité la gannaaw bi ñu liggéeyee ci nit ñi mooy la refondation des institutions ñun waxuñu réforme des institutions dañu ni refondation des institutions ndax Sénégal dañ ko war a tabaxaat Sénégal incha allah 2020 dina am 60 ans juróom-benn fukki at waaye dafa mel ni ba tey liir buy doog a juddu parce que mënulul defal boppam dara lu Sénégal bëgg a def bu demul bitim réew wuti xaalis du ko def lu ñu war a def ci suñuy loi suñuy règlement suñuy code boo ko xoolee mooy bi fi tubaab bi bàyyi woon ba tey bi France di dem 1960 li ëpp ci loi yi suñu code pénal suñu code des douanes suñu code civil suñu code nangam li ci ëpp daf ko dem jëli ci loolu nag du république bu moom sa bopp république dafa war a méngoo ak askan wi moo tax ñu ni nañ ko tabaxaat parce que suñu président de la république dafa mel ni président modèle jacobin français li France amoon ci président ni muy mel
loolu la ñu indaaleel ba muy dem loolu la fi bàyyi suñu président yi moo tax ñu mel ni buur ak di bumi bañ nañu ba sénégalais yi dañ naan nguur gi réew mu am président de la république te naan nguur gi mooy nangu nga ni buur boobu lu ko neex def ci alalu askan wi ku ko neex fal ku ko neex folli il faut que ñu changer loolu pour que mu mën a nekk ñun dañu préconiser ñu def constitution bu bees commission de réforme des institutions bi fi Macky Sall defaroon dafa defar benn constitution mu di projet de constitution jébbal ko du nga boobu bu ko jëloon bi ñuy def référendum bi mu indi ko sénégalais yi voté ko tey jii waxatuñ ko kon Sénégal mel na ni mu war a mel waaye dañu ko teg de côté def ñoom lu leen neex loolu nag bëgg nañu ku fi ñëw nga indiwaat ko pour que président dootul jiite parti président dootul moom assemblée nationale président dootul moom justice bëgg nañu itam ministre yi nga xam ni ñoom la ñuy fal ñuy diriger Sénégal ñu wàññi nombre bi ba du ëpp 25 bu ko président bi bëgg lay yemale 15 baax na bu ko bëgg a yemale 20 baax na waaye du romb 25 te képp ku dul ministre di toog ci cabinet ministériel doo am titre ministre parce que bu ñu la joxee titre ministre nekk ministre conseiller ñu ngi lay jox avantage u ministre rek conseiller nga daal di am lépp lu ministre di am mu di cabinet bu diis bu cher bu ñu nee budget 4000 milliards daanaka 1000 milliards baa ngi dem ci fonctionnement ci ay salaire ci ay oto ci ay carburant ci ay téléphone ak ay voyage ban réew moo mën a développer ci condition yu mel noonu bëgg nañu itam ministre bu ñuy fal ñu def commission boo xam ne dina toog déglu la ñu ne la yow yaay kan fan nga jóge loolu liggéey foo dem lan nga def démb ak barki démb ñu saytu ko bu fekkee am na ay luxóor ci sa dund ay luubal ci sa dund wala loo def ci sa sphère privée loo xam ne lii bu ko sénégalais yëgee mu wàccee suñu maxaama loolu danañ ko seet ba yow duñ la fal ñu jébbal ko président de la république bëgg nañu assemblée nationale ñu changer ni ñuy tabbe député yi ak ni muy fonctionner ba bu ñu tabbee ay député yoo xam ne Sénégal la ñu fay nekkal muy député yi ñu bëgg bu ñuy taxaw ñu taxawaayu Sénégal bëgg nañu tamit ñu def réforme ci justice bi ñu def cour constitutionnel tey lii fi nekk conseil constitutionnel la conseil constitutionnel bi gis ngeen ni ko sénégalais yi xarabe te institution dara du kattanam lu dul ni ko sénégalais yi gisee ak fi ko sénégalais yi teg institution bu la sénégalais yi wàccee rek ci seen xol ak ci seen gis-gis dara desatu fa conseil constitutionnel bu Sénégal nag neexul kenn waaye benn sénégalais wegatu ko ñu jàpp ni nag parce que Sénégal président moo leen di tànn moo leen di fal moo am capacité génne leen day tax ba ñu loof ba du ñu am fit ba du ñu am capacité taxaw jàkkaarloog moom bu ñu defee cour constitutionnel boo xam ne bii dafa am nu ñu koy tabbee ba président du leen mënal dara ñooñu décision bu ñuy jël sénégalais yi dinañ ci mën a ànd parce que seen aqulaay taala rek la ñuy waxal bëgg nañu itam pour jeexal defar administration publique bu bees tey administration publique gu Sénégal administration publique gu APR la ak Benno Bokk Yaakaar ñoo séddoo poste yi amul benn réew booy dem fekk administration publique boo xam ne poste yi gën a sensible technique ñu jox ko ay militants politiques parce que boo ko joxee militant politique alal ju fa nekk moyen ya fa nekk carburant ba oto ba ak nangam ak i nangam moom lay utiliser ci politique am information bu mu fa gis waroon koo defar bu jàppee ni information bu baaxul ci président bi donte baax na ci askan bi du ko jox askan bi day fexe ba mu jàppale président bi te administration nag mooy li war a jor réew ba nga xam ne day indépendante président bu ñëw fekk ko fi mu defal la liggéey technique bi nga soxla boo demee bàyyi ko fi sa moroom ñëw mu defal ko liggéey technique bi mu soxla mu di administration bu tëddee xejj ak seen tey muy impôt et domaine muy poste muy feneen agence yi lépp loo jël moo tax man bu ñu génnee ay statistiques ne Sénégal def na nangamu croissance def na temps de production agricole def na temps de production amul benn bu ma ci gëm te man damay liggéey ci loolu xam naa bu baax li may wax lu Sénégal ni def naa ko production ma ne leen man gëmuma ko puisque ñiy gérer statistiques yooyu dañu far ba lu leen neex wala lu leen arrangé rek la ñuy génnee donc administration bi ñun dañu bëgg bu ñu koy defar ñu def appel à candidature poste administration boo ci gis ci yu mag yi bu ñu koy yëkkati ñu ne sénégalais yi nga xam ne am nañ ci xam-xam ñëw leen déposer seen dossier muy sénégalais de l'intérieur et de la diaspora ñu tànn ci dossier yi nga xam ne ñoo ci gën a am xam-xam ñu jël ñooñu jébbal ko président mën nañ ko jox ñaar wala ñett ñi nga xam ne ñoo jiitu mu tànn kenn ci ñoom donc dafay wóor bu boobaa nekk ñu tànn am na xam-xam bi mais administration itam gis nañu corruption bi ci nekk fii ci Sénégal ci secteur public comme ci secteur privé tey Sénégal ci kaw ba ci suuf fépp corruption la te corruption mu di ger
bu laloo ci réew ba sax ci da ngay sonal sa bopp rek mais développement du fa gaaw a am. ñu jàpp ni itam président bi ñuy jàppale ñun di Ousmane Sonko boole nañu ci programme am loo xam ni woo nañ ko pour mu def xeex guerre priorité ba guerre dootul am ci kaw guerre dootul am ci suuf. donc loolu itam sur priorité la boo xam ne teg nañ ko ci loxoom parce que gëm nañu te fi mu jot a jaar ak li mu jot a wax ak li mu jot a wone ni xeex guerre xëy na ni lu muy def rek parce que dañ koy def lu mu gëm la ndax wone na ko bind na ci jëf na ko jël na ci ay engagement ak ay risques. donc ñu jàpp ni ku mel noonu xeex guerre ci Sénégal dina gën a avancer bi jeex nag ci ponk yi mooy mbiru intégration régionale ak Sénégal ak diplomatie am Sénégal ñëpp jàpp nañu ni diplomatie bi dañ ko politiser bëgg nañu diplomatie bi dellu ci fi mu nekkoon Sénégal amul moyen waaye foo mës a dem ci àddina bi daa nga ko dégg loolu nag tax na ñu jàpp ni dinañu teg aussi ci candidat Ousmane Sonko ci loxoom pour que diplomatie mu defaat ko muy diplomatie sénégalaise que Sénégal taxawaayam ci àddina bi ñu firndewaat ko ba Sénégal nit ñi wekk ko waaye itam mu fexe ba lépp loo xam ni Sénégal war na ko def pour CEDEAO gën a dëgër pour Union africaine gën a dëgër loolu itam mu def ko parce que nag Sénégal bu ñu koy wax Afrique de l'Ouest a tax ak Afrique a tax donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu tënk ci conférence bi di waxaat sénégalais yi ni plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg tànn na candidat Ousmane Sonko pour mu nekk candidat à l'élection présidentielle du 24 février prochain dinañ ko jàppale ci campagne bi dinañu mobiliser suñuy nit fii ci Sénégal ak ci bitim réew dinañu jël moyens yi ñu am ak équipement yi ñu am jox ko coalition Sonko président tàmbalee ko ci suñu siège de campagne bii nga xam ni mooy siège u plateforme bi bu fekkee bëgg nañ def ay réunion ñu koy defee fii ak yeneen yoo xam ne am na ko ba pare waaye itam dem ci communication bi dem ci débat yi dem ci média yi pour expliquer programme bi nga xam ni def na ko te ñun gëm nañu ni mooy programme bi nga xam ni mën naa dimbali Sénégal mu suqali ko leneen lu mu ci mën a doon nag képp ku bëgg a jàkkaarloo ak moom pour jéem a yàq deram ci loo xam ne ñun gëm nañu ni loolu amul politique moo tax nga koy def wala ngay jéem a tuumaal ci contexte bi ñu nekk wala ngay jéem a yàq xelu nit ñi tey à partir d'aujourd'hui dinañu bokk ci ñi nga xam ni dinañ ko défendre te sénégalais yi war nañu xam ne ñun plateforme bi bu dee argument la am nañ ko bu dee xam-xam bi am nañ ko bu dee taxawaay bi am nañ ko te bu dee crédibilité bi ci suñu jaar-jaar am na fii ci biir plateforme bi donc dinañ ko défendre comme ni ñuy défendre candidat mais li gën a am solo mooy dinañu exposer programme bi nga xam ni am na ko pour que ñu appliquer ko ci Sénégal sénégalais yi ànd si pour que le 24 février dès le premier tour parce que yàlla mën na ko def mu gagné bu ko gagné wul itam mu dem deuxième tour gagné ko mais quoi qu'il en soit ñun gëm nañu ni tey les conditions n'ont jamais été aussi réunies dans le pays pour que ñu créer la refondation sénégalais yi loolu la ñu bëgg sénégalais yi pare nañu ñu ngi xaar classe politique bi ñu taxawaay bi war su ko defee sénégalais yi génn massivement daal di dem def le changement qu'il faut parce qu'il y a un sursaut à faire et ce sursaut ce sera dès le 24. Ndeye Fatou ma koy fàttale élection pour nga gagner ko il faut que nga voter mbokk yi ñuy déglu ku jëleegul sa carte loo bëgg Ousmane Sonko doo ko mën a voter ku jëleegul sa carte na la jaral lu nekk pour nga dem jëli ko fu mu mën a nekk seeti ko ku jël sa carte xoolal sa numéro bureau de vote ak sa centre de vote nga dem xool ci site internet bi vérifier ndax bureau ba nga nekk conforme na nga xam fa ngay voter ñu préparer wu mobiliser wu pour xaar le 24 pour que changement mën a am ci biir réew mi maa ngi leen di gërëm di leen sant.